sama digganteeg sëñ bi dina mës a mel ni socc ak bëñ bi wante tey jii sama digganteeg sëñ bi mujj na mel ni safara ak wëñ bi li ci kaw rek ngay gis neexul. asalaamaaleykum chers internautes yu Halima daleen ak jàmm ci dernière émission de l'année ñun na la dalal artiste boo xam ne renommée international ñëpp xam nañ ko artiste boo xam ne ndaanaan la ci wàllu li muy yëngu ñu koy wax Mactar de Kagulaar Mactar salaamaaleykum dalal ak jàmm ci Halima. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah Halima ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye di nuyu ñëpp ñi visiter seen site bi di kontaan vraiment ci am honneur n'est-ce pas ci n'est-ce pas waxtaan ak yéen di leen féliciter par rapport ak seen constance surtout alhamdulilah. Mactar ñu seetlu jamono ji ci mouvement bi ngeen di yëngu muy mouvement hip hop xale yi yëngu nañ loolu ñu gis ay kàddu yi ñuy sànnante ñu tuddee ko clash kii wax na diwlee kii wax na diwlee yow en tant que ancien ci rap bi en tant que ancien ci mouvement hip hop non mën a jàngatee loolu ban analyse nga ci def ci clash bi am tey entre jeunes yi. bon xale yi tey jii rappeurs yi ñoom Dip Doundou Guiss ñoom Omzo Dollar Nit Doff Lyrical ak ñeneen ñi c'est vrai bon instant bi coow li bëri na nit ñi ñoo ngi leen di ŋaññi mais je pense que aussi il faut que les gens soient justes c'est vrai que di saaga en public du lu baax saaga si boppam du lu baax boo ma laa ngay saaga def ko ci son dina dafay nekk daal dafay nekk bu xasee ba génn rek comme bal la bu xasee ba tàq rek jeex na doo ko mën a récupérer ti bon peut-être après di nga dem moment boo xam ni da ngay sage bu say sët comprendre ne ah jamono yooyu de sama maam xale la woon moo tax mu def ko bon peut-être dina mën a affecté dina la affecté wala dara dina affecté sa héritage bi ngay bàyyil génération future yi mais quand même il faut que les gens soient justes xam nga médias yi ñoom rab bi dafa mel ni toujours bu amee dara lu négatif rek les gens dañ ciy profiter quoi mais j'ai cette impression quoi xam nga mais yu baax yi par exemple yu baax yi li ci baax carrément duñ ci liggéey niñ ci war a liggéeyee xam nga dañuy liggéey ni ñu war a liggéey ci lu baax bi ci rab bi ci xale yooyu ci lu ñuy def ci lu baax les gens duñ ci xool daal par exemple ku mel ni Omzo Dollar bon dinañ woowee dafa vulgaire soom dafa bëri saaga mais man xaw ma ko quoi mais man dama souvent dama naan diw mooy kan wax leen ma ci moom et tout mais on me dit que dafa jàng Alxuraan te dafa jullite waxtu du tardé waxtu xam nga du tardé waxtu ku jullite la et tout quoi donc you know I mean peut-être nit ñi bu ñu xamoon loolu ci moom dinañ ko mën a kii donc ñi war a def liggéey bi ñoo waroon dem ba ci moom peut-être poser ko bu ñu ko invité ci rajo yi ñu poser ko les bonnes questions mais gars yi du ñu poser xale yi les bonnes questions quoi les questions yu objectives yi nga xam ne dina am ay effets yu positifs ci jeunesse bi par exemple xam nga ku mel ni Dip Doundou Guiss bon c'est un jeune frère qui me respecte parce que chaque fois man moom daf may show love parce que sama xaritu petit frère yi la et tout xam nga bon je le respecte vraiment te xam naa ni ku am jom la quoi ku am jom la li mu def dafa yombul dañu waxante dëgg dafa yombul xam nga bu gars yi Dip kay la ngeen war a wax mooy njaago bi dañ naan waaye njaago bi xeexu njaago du jeex mais olof yi ngeen toog ba njaago bi dàq leen seen làkk njaago bi gën leen ko mën gën leen ci foofu la problème bi nekk ok bon je rigole un peu je rigole mais bon c'est une réalité aussi quoi xam nga Amine il a du mérite quoi parce que dafa toog salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne faalewu ma benn garab mu ne faalewu ma kenn ñëw dem son bonhomme de chemin à seul imposé wu xam nga te wax dëgg yàlla bon tu regardes son visage il est sympa quoi Dip il est sympa du nit koo xam ni dañ koy xool nii rek nga ci sentir ay vibes yu négatif ci kanamam et tout bon man loolu ay film xam nga bon Nit Doff il a du mérite bon benn instant rap Sénégal bi nan la demee bon old school bi middle school bi
xam nga peut-être après commencé woon na di dem tuuti à côté parce que tamit gars yi dañu yàgg rap kenn faalewu leen quoi waaye xam nga donc financièrement duñ ci génn xam nga donc ñu dem commencé génn yenn son yi am na benn son bu xumaan génne woon la affaire Salimata genre benn jàgg la benn gel xam nga di commencé xam nga son yooyu loolu la comme foofu la doon tendre moment vers yooyu mais Nit Doff moo ñëw mais delloo affaire yi quoi xam nga moo ñëw delloo mbir yi affaire bu gën a sérieux quoi mu fexe mu xaw a sérieux respect bi xam nga loolu la imposer mu imposer respect xam nga donc beneen bi continue de le faire bon ñoom parce que dégg naa ñoom Cha Thiemba ñoom si jàpp donc ñoom ñëpp laay wax xam nga donc Nit Doff c'est ñëw show of the year moom kese mu géré ko xam nga sans sponsor mais c'est à saluer quoi xam nga ba pare li am na lu mu wone mooy représente sa gox quoi xam nga mooy Louga la dëkk waa Louga comment nan la fa def ba Louga ñu il paraît ñu jël bon gisuma ko mais dañ ma wax ne loolu moo am jël ay car rapide ay kii di jóge Louga di ñëw di ko supporter xam nga mais loolu c'est dafa nice quoi pour man ku nekk bu ko defoon xam nga dina am benn kii au moins dina am ay résultats yu nice yu am en fait loolu la daal. même bu fekkee ni ñoom ñoo ngi clashante di saaga mais que ça soit Nit Doff que ça soit Dip One Lyrical Omza Dollar ñeneen ñi jeunesse bi tey ñoom bon ñoom ñi nekk ci kii bi mais am nañ mérite quand même parce que au moins ñoo ngi maintenir loolu ñuy woowee hip hop mu ngi am ba léegi quoi xam nga bi nga xam ñun ñii ñooy les précurseurs biir Sénégal xam nga au moins ñoom ñun benn instant ñëpp a dem suñu yoon ñoom au moins ñoom maintenir affaire bi instant ñoom ñooy moteur bi li ma mënul nangu kay man li mooy sama problème sama vrai problème ci mbir mi mooy am na ñu fa nekk ñoo xam ne am nañ talent et tout mais le fait que ñu def ko am ñoo xam ni rabaanuñu binduñu texte bindaanuñu texte defuñu gymnastique intellectuelle defuñu dara lu dul c'est parce que ñooy liggéey tel rajo wala ñoom moom tel kii structure wala ñoom léegi sax ñoom rabaluñu sax ay businessman lañu waree ba que ñoom ñuy gën a lekk que booy yi quoi xam nga ñoom ñuy lekk ay millions mais ñi nga xam ne ñooy moteurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci toll tey duñu am dara amuñu dara loolu mooy problème pour man loolu sax moo tax ñun déjà benn instant ñu dugg ci mbir yi léegi quoi xam nga ñu dugg ci quoi xam nga parce que c'est pas normal te ñun nous sommes tous responsables ñun ñëpp nous sommes génération bu mag bu njëkk bi ñun suñu génération ñun nous sommes responsables am nañu ay responsabilités yoo xam ñun ñoo ko war a gérer xam nga te moo ngi tegu suñu kaw parce que ñun ñoo influencé xale yi dugal leen ci lii ku ci nekk day ñëw taxaw ne la way grand maa nga doon déglu tay xale laa sama mag yi ñoo daan déglu ñëpp loolu lay wax presque ñoom ñëpp presque à l'unanimité mais comment ça se fait que alors que ñoom ñun ñu bañ a comprendre loolu waaw ñu xam ni suñu responsabilité tamit daf ci involve xam nga donc ñu teg affaire yi ci yoon ñu jàppale leen peut-être ci li ñu leen mën a jàppale même bu dee sax fexe ba ñenn ñi bañ leen abuser da ngay gis benn comment ça fait que benn animateur rajo animateur hip hop gaay nga yor oto bu nice di dawal oto yu nice di sol nekk star mais rappeur bi moom du yor dara quoi mais c'est pas normal loolu dafa war a jeex na ñëpp da nga yor oto bu nice mais fexeel rappeur bi tamit yor oto bu nice loolu bu lu tax mu am mooy c'est parce que y a des problèmes xam nga ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo yor nee nañ ñoo yor vrai rap bi ñoo yor vrai rap bi comment ça se fait que ñoom tamit daal ñële ëpp leen buzz ñi nga xam ne ñoo yor fake rap bi tamit ñoom tamit loolu war nañ ci wax xam nga bu nekkee real nga mais da ngay imposer wu mais doo toog sa coin rek kalu ne doo def na real nga rappeur bu aay nga mais va impose toi xam nga ñëwal nga imposer sa bopp xam nga c'est tout c'est loolu nga war a def tu dois t'imposer nga imposer say lyrics anyway loolu moom dinañ ci ñëw di ngeen comprendre ak 3 ans 13 incha allah di ngeen comprendre xam nga game change dina am bu soobee mais anyway xam nga gars yi toujours vrai yi ñoom duñu am dara quoi que ça soit bon je parle pas de tous les animateurs rajo am na si ñoo xam ne macha allah bien sûr xam nga ma tudd ay tur di kii mais da ngay gis ñenn ñi ñooy gën a féex ñeneen ñiy saboté rab bi xam nga ñi am na ñoo xam dañu saboté quoi dañu saboté xam nga ñoom ñooy gën a promouvoir lu médiocre quoi li nga xam ne moo mujj indi saaga yi ñoom loolu la ñuy promouvoir xam nga
ñoom lii médiocre rek la ñuy balaa médiocrité rek la ñuy promouvoir Sénégal toll na foo xam ne tey mais ñëpp war a xeex quoi xam nga ku nekk arme boo yor war nga ci xeex pour Sénégal changer pour revenir daal wax dëgg yàlla ñooñu noonu ñu naan ay saagakat la ñu ñoom ñëpp ils ont du mérite parce que instant ñooy moteur bi quoi ñoom ñooy dawal affaire yi donc rendre à César ce qui appartient à César tamit dina ci baax trop quoi rendre à César ce qui appartient à César dina ci baax quoi incha allah. Mactar ñu waxtaanee tuuti génn ci cadre hip hop waxtaanee tuuti wàllum société ñu tànn benn pàcc ñu naan ko éducation yow en tant que rappeur aussi ñu xamee la aussi ci côté activiste noo jàngatee système éducatif bu Sénégal jamono ji tey. bon am na beneen mbir aussi boo xam ne il faut ñu bàyyi ci xel mooy système éducatif par exemple bon. maa ngi tegoon ci Facebook bi noonu sama page noonu expliquer différence entre génération yi njëkk yi ak ñun suñu génération ak génération xale yi léegi bon ñun bi ñuy nekk xale da ngay nekk 6e lycée ay wala 5e whatever secondaire paa bi dafay jënd sac pour nga def say bagage mais da ngay bàyyi sac bi kër ga ngay dox di jël livre bi flip ko kii ni pour won waa réew mi ne booy dox ci koñ bi wane di doser di wane ni bon physique chimie nañ ko li wala today's English parce que dama doon fier ci nekk lycée pourquoi nga doon fier parce que temps yi say modèle yëpp modèle yi ñan la ay borom xam-xam yëpp dañoo jàng temps ku nekk lycée ku am xam-xam kuy jàng jamono yooyu ñoom Cheikh Anta Diop ay RND Pikine et tout ñoom bon bien ay xale la ñu woon temps ñoo ngi primaire xam nga mais amin ñooñu ñoo fa nekkoon affaire de intellectuel xam-xam dañ ko respecté xam nga mais malheureusement bi Ablaye Wade ñëwee bon da ngay gis Youssou Ndour par exemple bon bien que am nañu respect ci li muy liggéey yàlla may na ko mu am baat bu neex mu créé ay business bon nit ñi nag di c'est un bon businessman mais yàlla baat bi mu ko may bu investir mu daanu tamit day dem fële wayaat xaalis bi dugaat fi mu jàng ci investissement bi problème yi amoon ci investissement bu réinvestir day réussir parce que xam na tu vois donc affaire bi affaire de bailleur de fonds bu wóor la am moom donc mënuñu ci basé pour ne waa ji mais biñ ko defee ministre du tourisme mais après gis ngeen mais mënul sax gérer tourisme mais pourtant même Youssou Ndour boobu ma doon jëm postuler pour nekk président Sénégal même Youssou Ndour lan moo ko may fit bi mais c'est ça le problème warul woon am fit bi mais parce que dañ dem ba dañ dem di cultiver la médiocrité mooy bi Ablaye Wade nekkee président la jël commencé ñoom Farba Senghor fii nekk président ñu commencé xam nga ba ci ñoom Macky Sall par exemple affaire référendum ñu jëli mbër yi nga xam ni bon j'ai du respect pour ñoom parce que bien sûr ñoom tamit ay guerrier la ñoo ngi def li ñuy def et tout mais côté jàng seen jàng soriwul ñoom c'est comme Okongo le personnage d'Okongo ci Le Monde s'effondre c'est des hommes d'action et tout xam nga mais leen di respecté ndax seen physique ñu respecté mais côté ñoom bi ñuy dem mbaax ko ji bëri ji di yenn ay alter am na ñoo xam ne ñoom seen cerveau yi dañ doon baax ko bëri affaire yooyu donc mënu ñëw après ñoom ñu teg leen place ñu jël référendum ñu jëlee ay yenn mbëri ñoom Modou Lo affaire pour ñu influencer peuple bi pour ñoom seen programme jàll bu ñu nee bay utiliser mbëri yi mais c'est un grand problème ça c'est un problème ba def leen sax ci sa ay kaye foo xam ne affaire xam-xam nga def fa benn mbëri c'est un problème donc xale yi ci loolu la ñu màgg xam nga système boobu moo ñëw génération bii nii ci loolu la ñu màgg xam nga ci benn système boo xam ne dafa doy waar daal boo xam ni affaire buzz la seen environnement ak suñu environnement seen réalité ak suñu réalité nekkatul benn léegi ay série télévision la affaire buzz la affaire internet la affaire réseaux sociaux la affaire réseaux sociaux la donc buzz la quoi léegi kan may am buzz mais ci buzz boobu ngay amee xaalis ci ngay kii ñoom tamit dañoo bëgg lu ñu jox seen famille xam nga mais donc li may wax daal mooy balaa ñu ngi saaga xale yi wala ñu naan xale yi dañoo réew affaire yooyu mais dañu xool ñi yar xale yi ba pare ñi nga xam ne ñoo war a nekk ay modèle pour xale yi fan la ñu fayiree xam nga moo gën loolu la ñu war a njëkk lijjanti daal pour man. Matar tey hip hop Galsen bu démb ak hip hop Galsen bu tey buute na ñu gis tey ay ndaw yi leen fekk ci ndaam yéena ko sooke woon ay jamono ba taxawal ko tey mais ndaw yi ñëw nañ tey am ci place bu am solo ci ndaw yooyu ñu mën see jël exemple benn boy muy boy bi dëkk Grand Yoff ñu naan ko Dip Doundou Guiss mu ñëw ak monté bu graaw xale yi topp ko tey noo mën a jàngatee tey monté xale yooyu noonu ak Dip Doundou Guiss ni mu ñëwee tey ak musique bu muy def ak carrière bu mu mënee. xam nga génération bu nekk ak ay réalité
ñun suñu génération sa génération bu ñëw dafay fekk benn contexte benn environnement la fay fekk ñun suñu génération amin dafa mel ni tey bon nañ commencé par exemple comme ku mel ni Dip Doundou Guiss mais njaago la quoi mais réalité sénégalaise mooy sama njaago bi ay affaire faute lañ leen di xamee gars yi dañ leen doon xaw a xeeb quoi peut-être li ñuy nekk gëree xam nga xaw a bon peut-être loolu am ñu mais quartier populaire boo demee ay ñun bu ñuy màgg yooyu ngay gis quoi xam nga dañuy gars yi ñu wax waaye njaago yi ay leen allié ci ay mbaam ak whatever xam nga sénégalais ni ñuy xalaatee xam ngeen xam nga donc benn instant xale bi dafay màgg ci benn système boo xam ni moom da koy xaw a tuuti parce que damay dégg benn jour maa ngi déglu benn kii Dip Doundou Guiss ma dal tombé ci ni dégg mu ne waaw dañu renni mbaam yi kii sum mais kooku kii de révolte la pour ne ok léegi je imposé wu naa ko xam nga noonu lay demee par la force man maa ngi di imposé rythme bi léegi parce que da ngeen yàgg yàpp sama mbokk yi donc loolu daf ñu dal ñun quelque part bi ñu ñëwee ñu commencé rab bon man banlieue bi mën naa ne yàlla dafa def bon rab bi peut-être sama loxo la ko jaarale pour mu développer wu peut-être ñoom Matador ñoo ngi rab di dem feneen mais ay côté caaro yeeg yooyu bon you know BM yi te yàlla dafa def bon bi ma jógee temps mu dem foofu yàlla am lu mu jaarale peut-être sama loxo peut-être léegi bon gars yi ba ñu def 30 ans de hip hop la ñuy feete te ñun duñu ci tudd ma ni Sénégal dafa doy waar nit ñi doy waar daal xam nga loolu pour nit ñi bàyyi ci xel nag nga mën defee 30 ans hip hop di ko feete te doo ci tudd Iba ak Makhtar y a un problème grave quoi xam nga donc loolu parenthèse la woon anyway ñun biñ commencé ra suñu morom ci dañoo foogoon ni dañuy jàppe woon dañ lay marginaliser tu te sentais marginalisé surtout ñi nga xamoon biir town Dakar yow nga dëkk ay caaro yi peut-être bon yow yaa leen doon gën a xaw a pauvre quoi waaye donc à un moment da ngay gis yenn gars yi dañ la woowati téléphone relation yi day xaw a dagg parce que dañu jàpp ne peut-être yow tu n'es pas ambitieux et tout mais daf ñu daan affecté donc on se met dans la tête que non gars yi ils vont pas réussir duñu gën a réussir quoi xam nga xeex boobu ngay xeex moo tax man par exemple personnellement bi ñuy rap ñoo ngi dem ay Koumpentoum di jënd di dem ci luuma yi jënd ay pot tamateeg yooyu xam nga di ko def ci camion këriñ yi di indi town di jaay xam nga donc ubbi ay salle de jeu fexe jéem a ubbi ay fast food fii nangam donc loolu moo doon animé quelque part moo doon révolté quoi xam nga donc ñu nekk ci loolu xam nga bon da ngay gis par exemple même chose par exemple déjà beneen côté mooy dal par exemple yenn xalpulaar yi sama mbokk xalpulaar yi par exemple li ñu leen doon waxee sama tukulóor bi mais dafay affecté gars yi préféré làkk olof ma leen gën a làkk pulaar nañu waxante dëgg bien que ñoom Macky Sall ak ñoom kii xool mun ngeen doog a mën a xeer si ni yimɓe kersi parce que xalpulaar yi kam voilà no ɓe respecté quoi kono on woni wuyɓe gon on hersini yimɓe quoi vraiment min kersi minen kala halpulaar holo woni ɗo ne hersina à cause de votre comportement Macky Sall yëpp donc parenthèse sama mbokk yi daal waxal léegi donc li am mooy dañ doon profiter ci affaire neddo ko bandum bi gars yi nag dañoo gis ne même Macky Sall bu jalgatee mais on s'en fout quoi parce que c'est nous contre les autres léegi nag politique yi en profite ñoom tamit xam nga il en profité donc loolu moo am quelque part ci rap bi dafay am ay ku nekk contexte buy daw contexte bi lan la exactement ci lan la lay affecté sa comportement par exemple xam nga yooyu il faut ñu xool en amont ku ci nekk you know lan mooy sa background lan ngay dund lan ngay par exemple ki jógee Louga comme Nit Doff lan la bëgg imposer temps xam nga comme ki dëkk banlieue bi dañ naan ay temps waaye booy waa banlieue yi xam nga nangam xam nga waa temps dañuy xeeb waa banlieue loolu dafa yàgg am après ñun bu ñu ñëwee par exemple temps jógee ay caar demee dañu te gaari suñuy car rapide centre culturel français xëpp ci kaan yi parce que tout simplement bon ñoom dañu jàppee ay bandi donc nañ nekk bandi temps yi ñun bi ñuy nekk Grand Dakar par exemple ñun waa Grand Dakar mais waa amitié ñoo bokkoon fi ñaan fu bëlee waa amitié terrain blanc affaire yooyu ay numaan noonu comprendre nga ñoom Gaspard Camara terrain basket bi foofu et tout mais gaaw amitié yi dañ la doon xeeb aussi
xam nga donc yow boo ñëwee xam loolu la ñuy xaar yow tamit nga taxaw nekk bandi bay fubal ak ñoom dugal sa paaka xam nga fekk doo bandi sax mais bon il faut nga wàññi gars yi parce que dañ la marginaliser donc société bi yu bëri société bi moo ko dugal ci subconscient xale yi xam nga en tant que jeune du les adultes refusent de s'engager auprès des jeunes xam la mooy seen problème mais nag yàqamti nañu benn négativité am rek ñu commencé xale yi nii di commencé fustiger xale yi ah école bi xool leen école bi te li gën a grave encore mooy la les gens parlent de xale yi dañoo saaga mais xale yi dañ ca fekk ay Cissé Lo nekk ay kilifa nit ñi fal leen parce que dañoo fal Macky Sall choisir leen donc ñun ñoo leen choisir ñu nekk ci en public assemblée ay un peu partout di saaga ay président taxaw wax benn wax ñu jàpp la fekk du dëgg nga taxaw ne maa waxoon waxeet yooyu yëpp ay problème. tey Mactar Le Cagoulard ci yan projet la nekk tey lan la mën a wax ay fansam yu koy seetaan tey fii ci Halima. waaw effectivement bon am na benn kii boo xam ne ñoo ngi nekk di ci liggéey muy 313 313 bon initié ko man yaa ci biir you know bon ak man ak Degba bien sûr xam nga am ci biir ay you know ay avocat ñoo ngi ci biir ay juriste ñoo ngi ci biir ay journaliste ñoo ngi ci biir mais pas n'importe quel juriste mais pas n'importe quel journaliste ñëw ñu rek di dem ci mbedd bi di shopping way am nañ mouvement ni ñuy ñëw non ñun li ñu njëkk a comprendre mooy sénégalais yi dañoo nekk peuple boo xam ne dañ yàgg nax ñaata ñoo fi jaar tey jii ana ñoom Souleymane Jules Diop ana ñoom you know ñoom Latif Coulibaly ñoom Alioune Tine ana ñu wala en 2011 ñoom ñoo fi nekkoon di xeex di wax fii di promettre sénégalais yi lu ne tey ana ñeneen ñi nga xam ne tey ñoo porté woon combat bi jeunes yooyu rappeurs yeeg journalistes yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon a créé seen mouvement def ko cercle fermé bien sûr tey jii ñoo ngi naan dañuy yëngu et tout you know li ñuy yëngu mooy dañu ñëw fustiger di saaga Macky Sall mooy marionnette Macky Sall ba pare dem tàllal loxo marionnettiste bi Union européenne ak ñoom Soros ak ñoom George Soros ak ONG impérialiste yi donc da ngay saaga marionnette bi ba pare tàllal sa loxo jël xaalis ci marionnettiste bi ba pare di jël xaalis sax ci marionnette bi tam parce que seen stratégie lan la mooy you know yooyu dafa am fii daal Sénégal ñu yàgg nax Sénégalais yi moo tax ñun demuñu di def shopping dem naan waaye loolu moo tax ci underground lañ nekk di jaw liggéey ci suuf xam nga bon ñoree rek ñor na di ngeen di gis ñu koy porté gars yaa ngi pare ay lancement affaire yeeg yooyu ñoo ngi koy pare mais di ngeen gis ñi ngeen ciy gis bu nekkee mën ngeen am loo leen reproché ngeen wax ñu ko ñun ñu tas affaire bi xam nga dafa nekk ay nit yoo xam ni 20 ans 30 ans yàgg nañ leen gis ci constance ça c'est d'un. Deuxièmement ñun on s'est dit que da ngay nekk lumière nekkal lumière boo nekkee lumière rek jeex na nga mën a éclairer ñeneen dinañ ñëw modèle lañ soxla nañ nekk ay modèle dañu wan nit ñi ne ñun duñu ay politiciens yu recruter ji ay nit pour ñu votel ñu nekk ñu ay artistes yu jaay jéem a jaay di neexal nit ñi pour ñu jënd suñu album nekk ñu utuñu ay supporters xam nga bañ nañ ko ba 313 la tudd depuis David et Goliath armée yàlla armée am 313 la 313 depuis armée bi armée Taalut bi xeexoon nag Goliath ba Daouda rey Goliath David rey Goliath armée boobu 313 lañu woon waaw Badar 313 lañu woon tubaab yi xam nañ nombre boobu ba ñoom def nañ ci benn film bu tudd 300 xaw ma ndax seetaan ngeen film bu amoon succès la fii États-Unis yàggul noonu sax 300 il faisait allusion à nombre bi mooy entre Perse yi jamonoy Perse waa Roum la ak Perse yi Byzantin ak Perse yi jamono yooyu moom lañ jël chargé affaire yi un peu donc ils sont basés sur écriture biblique ak yooyu ak kii Torah ak yooyu pour indi def ko film quoi donc mais le truc c'est pas un truc religieux que affaire non ñëpp a ci bokk athée ñëpp jullit chrétien tant que en tout cas que la personne soit épris de justice que nit ki tamit mu am volonté patriotique nit ki am yërmande ba pare ragal yàlla loolu rek moo ñu tax a jóg wax nag dafa yomb moo tax wax ji si boppam
boo xoolee ñun moom léegi dañ ko sax bàyyi quelque part bon yéen mënuñu leen bañal rek c'est tout xam nga xalima léegi anyway xam nga bon ñu leen bañal ndax liggéey bi ngeen yàgg def ak seen constance bien sûr léegi li ñuy comprendre rek mooy côté artiste yi comme que sànq interview moom commencé ci rappeurs yi il faut game change am aussi parce que temps bi problème yi amee ñëpp a ngi naan mais Rapadio fu ñu nekk Rapadio meilleur groupe donc il faut affaire bi ñëwaat mais ñun ay paa lañ léegi mënuñu indiwaat mbir yi donc ni ñuy def mooy ñu xool ñi gën a ñi nga xam ni xam nañu yor nañu mbir mi quoi donc ñan la Aada Cannibal xam nga Aada xam ngeen Aada jarul ma leen expliquer Leuz Diwane di il se fait ay 8 millions de views comprendre nga ba pare noonu la modesté ba pare noonu la nekkee un patriote di defal waa Mbaaw lu rëy di liggéey lu bëri ci goxam waaw kan la Meuz Goreen Meuz xam ngeen ko lyriciste Beuz MC y'a Mina la voilée y'a néew bi et y'a surtout nag Calle Flam ci xam nga ak waa Arsec li nga ci biir samay raq lañu bien sûr xam nga ñoom Seck ñoom you know Argo yaa Mass aussi MSSS xam nga moom tamit contact nañ ko ñooñu daal dañu gis ku mel ni Mass waxuma la côté musique mais li muy def gars yi dañ ne ma nekkuma Sénégal marché il est présent et tout bon ba pare di liggéey lu rëy daal ci suuf ba pare nekk un modèle pourquoi mu nekk modèle mooy moom modèle dem jàngi nga dem jàngi bul nekk rappeur kese toog parce que Mass loolu la nekkee un modèle pour jeunesse bi quoi xam nga mooy dafa jàng am am ay diplôme te taxawal société affaire yi mais rappeur bi noonu la war a mel. ñu ngi lay jaajëfal Mactar Le Cagoulard ci leeral yu ñu leeral tey Xalima mu ngi lay jaajëfal tey lan ngay tàggatoo. waaw donc maa ngi leen di remercier ci interview bi di nuyu ñëpp ci nekk turam ak santam jërëjëf Xalima ca kaw ci kanam incha allah.